Nandia, Gambia, Diaka, Natata Follow, Diaka. British High Commissioner, you stop learn visa, the same kind of topic. He went on media, blast. The embassy called Prince R been the embassy letter, confront them. Senegal send minister then they intercept. This is the how I'm not you about to what then they intercept. They go to the Ministry of for government with new tower. Wow. Senegal thing. I'm not artist you hamne ñu lo leen reject as an embassy. Wow. So leen rejecté tay ak naka government bi la ñoo taxaw ñu ne la né dédé ñi suñu artist lañ. Ñu reject nañu fi last year because of that thing. Because of that report bobu ñu reject. I remember that trip US bobu. Wow. Bobu légui bobu mo ñu topa. Reject nañu dem nañ ci papers yi wax nañ ko def nañ everything and we are still here. All right. Alors moy fokk ñu paré pour légui the chance. Okay. Légui we have New Gambia. Okay. We have New Gambia. Artist. So ko deny visa. Moy dam ko deny pour mu dem liggéeyam bi. The arts and culture loolu la dëkk bu nekk sa arts ak sa culture moo ko dee jaay. Comme lu kii di wax tourism. Music ak sport si nga mën a jaayee sa dëkk. True that sa la tourism di mën a doxee. Non loolu la dee demee soo gisee te suñ tourism ba tey mënut a dox. Because of we don't have a way of selling our culture out there. That's right. Tey xoolal tey ñaata tourist ñoo ñëw in a country like Senegal because of Youssou Ndour. Loolu laa la bëgg a wax. Obama bu mu wàccee Youssou Ndour Senegal ñoo ko create. Youssou Ndour. We can create our own thing, boy. Just weeks ago, when Usain Bolt was resigning his final run in Jamaica. You know how many people flew to just go and watch him? That's one person, Now it's a national responsibility. Now I'm a person that is not too political, but when something concerns call for a national call, you just have to take your step. No, but sorry. You know what I'm saying? Wearing an IG. Yeah. Okay. I'm coming to that. Carry on. Because when you look at ENC, you check my profile. I'm that person who don't talk about those things. Because I'm like, who I'm talking for don't even have time for me. I'm like, I'm trying to fight for a leader who don't even have time for me. Like I did it to Yaya Jammeh. Like I went on open mic and said IG, and the whole country screamed with me. And who said I'm not gonna do it again if I don't see something right? Now I'm trying to tell you that I did that because I felt that was right. I was trying to transmit people's message. Because that's what people were saying. IG. You know what I'm saying? Now what are the people saying? It's a new Gambia. We have to innovate some new things. Let's bring some new movement, some new vibe. As I'm talking here, it's not about the music. This is beyond the music. This is about the country. Na because we like it or not, ENC lao, Aliou lao, Soulja Pop lao, Ahmed Chun la. Our time will soon go out and we'll have some new younger artists coming up, and our kids are gonna say ñitam defuñ fi dara. You know what I'm saying? Doguma la xam nga lu suñu problème. ñu ci télé. dañu war a am union. Waaw fekk amuñ ko. dara du dem. waa am na union non waaye dara taxaw. union am na dara ne kay. dara taxaw da nga ne kay union bi dañ war a step up. waaw mooy li ma la dara taxaw. waaw waaye union moom am na yéen dafa amul doole rek. nga build foundation ba pare eggaluloo tabax dafa ñaaw. waaw moom tamit doy na waa. moo tax ma ne dañ war a step up. Jaliba mooy suñu kilifa. dëgg dafa war a dox bi wax bi su ko defee ñun ñu génne si coono. ko dañ am problème. Let me tell you one thing. Do you know the music union is here? The music union. No, can I come here? Let me go again. The music union is here and alive. Now let me tell you the biggest problem they have. There is no funds on their table. The union don't even have an office. The union don't even have what they are going to execute, because you know why? Let me tell the Minister of Trade, can you hear me? Music is a business that can put food on your table. It can even feed your office. Now, the way the tourism industry, because they budget for tourism industry, you know what tourism can put on your table. Do you know a Gambian artist can score 100,000 within 4 hours? Do you guys know that? That is true. Like they have to know what we worth. They don't know what we worth. Like the trade, the business aspect
Korobe area into Bangkok, Malongo government Adisol can make money for the country. Now imagine if the government knows that we can raise sometimes $200,000 is within 2 or 3 hours. Are you tax us from that money? We are taxpayers, man. We are feeding the country. And we're exporting our brand as Gambian musicians. We're gonna have the rest of the world joining us. They are paying tax in your country. Right. Man, Wow. listen, I've never got this chance to talk this loud. I'm trying to capitalize on this chance. I appreciate Champion giving me this platform. I don't know who else is watching this, but this is just the honest opinion I have. I've been attending Gambian music meetings since 2006. 11 years back, and it's been the same topics we talk about. You see people having good hearts for the country, but they cannot even execute because this is a chain work. It has to be a chain work. Wow. So it would contribute nga xamne mo gëna pirate la pirate wala fii la dogu wala dañ am problème ñun ñu ngi liggéey gis ñu dara dogu mala ñu yeen mi defuñ dara léegi fu mu nekk nii dafa war a leer fu mu nekk nii gis nga tamit li nga xam ne tamit dañ dem ñu toog am na benn aspect boo xam ne soo fa xoolee rek doo leen believe parce que nit ki tamit kuy dogita tax amaa fi imaginal tey yow tey Humanity Stars ñu mu si music for 13 years 13 years yaa ngi def music si benn Gambia bu ndaw bi waaw ba léegi nit yaa ngi naan hay kii du ma ko jox programme because su ma tasee moom du ma dee nuyu waaw imaginal de xam nga ok léegi nit ki tamit pour mu def dara pour mu jàppa si dara gom ko digga toppa si dafa fekk ne mu am si yaakaar dafa baax trop si lu nekk lu nit di def music bi xaw ma woon de before because nekkuma fa woon xëj na léegi yaakaar am na waaye time boobu noonu booy yaakaar bi dafa desoon de waaw waaye ba tey ñu wax ba tey waaw ñu reason ok léegi fu mu nekk nii penca bi wala dancehall master suñ tasutoon na Gambian music bi dina dee non xaaral ma tontu la foofu noonu dama déglu Maslow mu wax si interview ñu ne ko lu tax nga dem Angleterre nga toog fa mu wax leen ne jamono boobu noonu óor na ko ne amutoon lu mu dundale famille te mënu ko woon a jëlee si musique moo tax lu ENC di ñëw wax foofu déglu xaaral ma daaneel rek moo tax lu ENC di wax foog mu ñëw foog nguur bi ñu dooleel ñu mu di mun a am luñ fiidee suñ famille mun di sampa kër pour affaire bi musique bi mu mun a dem saaku bu empty du taxaw da ngay def si biir dara même dëgër bu taxaw so nguur gi nguur bi government waaye bu leen blema ngum baro bi man yegg si xam na man politique du suma mbir waaw su doon politique suma mbir la maa ngi topp di dal waaye man du ma politicien jege ma politique du ma politique waaye lépp loo xam ne mooy yóbbu dëkk bi kanam suma concerne yaa ma fi so te foofu fiil naa ne nguur bi comme lu ANC wax foog ñu dugal seen loxo si musique bi da gis nga suñ si dugalee seen loxo même musiciens yi suñ génnut sax we will still make money te ku nekka kuy dog ku nekka dogita tax te artistes yi dañ war a dallu xam nga li ma moo yaa fi mais Baba ya bi kacha ta sila dol la men ko alhamdulillah bi kacha for is wonderful anu kacha man na men dia tanya biya tara Kenya men na wo Kenya ta fon kontan ba kala no andun itaganta min fanke dol fala manna bar silam ñini ya bim fatay yalla bawam be ko New Gambia ñi ngama itale ñi jamano ñanta sarlol kabri ya jamme bala babil mansaya amankeno sayim binaka ñin donne ala tabaka chato kool ba fintikam nda fay kan hakilo bulandi mo dollal maslo ntol fanet maslo samba jane nga bondi janga samba Angleterre jaaya ñin la ñim foro maslo fo na na man ko ñina da maslo fo la you know no way man ñina la you know, nice boy. Oh, big artist learning. Nice boy, Maslow. He's a superstar. Why yangi degal la ki do wa Maslow way na ki te ki ñi way nañ ak mom ci ak way na ki man personnellement fa lu nice lo xamé bokk na ci artist yo xamné muy mom bokk na ci artist yo xamné déglu nako te jëlé ci mom ay mbir
ok waaye léegi comme ñëpp lay déglu waxtaanam bi waaye moom bokk na si ñoo xam ne déglu naa ko oui ma comme te si waxtaanam bi maas bokk na si gannaaw Jaliba si doos jamono yooyu ku génne cassette nga am ñoom Pape Oumar Super Étoile place yi nice boy mu ngi doon hit ba ñu ngi ko doon compéante Youssou Ndour ba amoon na time sax dagalante fi ne mbaga maas ne non moom mooy close soo bi du Youssou Ndour li fi ne loolu nekk tuuti wax si ron foofu ok time boobu nag caam doguma la waaye time boobu la Gambian music waroon na nekk Gambian music ok parce que ñun tey jii tey ñun kan nga fee diirante mbaga tey ak Youssou Ndour kan moo ko fi ñeme ñun waaye jamono boobu waaye tamit soo gisee because man dama ko dee follow time boobu soo gisee mu explain ne loolu mu taxapul mu ta dëgër it's because bi mu demee Sénégal pour pousse fa album am nanguwuñ koo pousse le nañ waxante dëgg la Sénégal Gambia yëpp benn la waaye na Gambian bi xam ne su ma boppam la gënal du bañ naa la Sénégal yal na yàlla jàmm yàgga suñ diggante waaye Sénégal balaa ñuy compte Sénégal ak dëkk bu munti doon waxuma la Sénégal le adduna bi yëpp dëkk bu munti doon balaa ngay compter beneen dëkk wan sa boppa ngay njëkk a doonte wan nga doog a xool say mbokk Gambian bi dafa war a réaliser loolu keroog am naa benn wax bu amul Facebook noonu gars yi door déedéet xam nga Sénégal ñooñu jàppale nii ñoo livré alhamdulillah yal na jàmm bi yàgga waaye buñ fàtte Gambianisme bi dëgg always nañ teg Gambia force parce que muy Amérique muy Angleterre muy Sénégal muy beneen dëkka seen dëkka ak seen doomi dëkka la ñooy njëkk a jiital doog a teg keneen ku ñuy jàpp waaye Diouf naa la fàttali nañ réaliser nañ wante doguma la waaye naa la fàttali benn affaire waaw ku ci sa doomu nijaay nekk fii rek waaw sa doomi bàjj na nga fële xam nga suma ñaata doomi la ma ne suma ñaata nijaay suma yaay kon Sénégal ak Gambie kon loolu ku wala na ci wax lu naaj loolu démb la benn la loolu ndey ak bay bu yaay dem bu yaay dem sa base benn famille kenn du ko génne def na wala mag yi mu ne mbalax bi sax Gambie la jógee balaa mu dem Sénégal bi aw loolu yëpp benn la Youssou Ndour mi ngay wax waaye Gambia nañ xam ne Gambia dëgg nañ xam ne Gambia ñu ni neen ñoo mën a jàppale wante mu nekk dëgg ñu ni neen ñoo mën a taxaw wante mu nekk dëgg Aliou tey balaa nit di jógee si biti di ñëw dundal sa famille yow yaay njëkk a dundal sa famille dëgg dañ waxante dëgg am nga soo foog ñu ni neen ñu taxawu wante ñu xam ne dañ war a taxaw ENC su ma mbokk la su ma déggee lu baax pour moom dama ko war a jox nekku man maa war a tiba yëpp lekka su yàggee naa overload toj waaw mënu loo lekka sa wërsëg lekka wërsëg yi keneen mais wax dëgg neexul séeréel bu déggut séeréel wax na fi lu important waaye ma yokka si tuuti keroog bu Yaaya Jammeh bañoon a wàcca mu ne du ji xam nga ñaata mbokki Sénégalais ñoo fi jógee si la xam ne Gambia Serekunda be Kootu Serekunda be Banjul Sénégalais ñëpp a ceeñ Banjul weet ñëpp nekk Sénégalais kenn nekkaatut Gambia xam nga suma ñaata mbokk ñoo kool ne suma yaay na wax ma di yóbbu xale yi foofu noonu Sénégal ñëpp def loolu waaye léegi ñëpp benn waaw waaye tamit nag ne sóoraale kër gi de non am nga léegi xaaral ma jël lii léegi yëpp si structure bi la nekk structure bi dafa amoon problème balaa yéen seen jamono ñun yëpp suñ jamono structure bi moo amoon problème xam nga sooy sampa néeg foundation bu ko war a antal ba mu nekk 3 story 4 story su dëgërutoon doo mun a dem donc see bëgg a teg 3 story doo ko mun a teg si kaw soo ko tegee rek dafay gën a wàcc de si so loolu moo daloon dat yoon te man dama dan questionné ñeneen balaa yéen ñun bu ñoo DJ dañ dee laajte ñeneen yi parce que dañ dee try am na côté yi nga xam ne ñun try yoon nañ leen ñu yóbbu leen ba Angleterre ba gars yi di dañ def festival foofu waaye comme su ñëwee pour continue production bi fii waaw fii loolu mooy moo dee problème nekk bi problème because fii ngay tooga gis nga Sénégal balaa number one hitee foofu su hitee rek dafaa hit fii by force Jamaica lu tax Jamaica ne seen number one Mavado ngeen ko dee fii because human spirit bi waxoon naa ko di ko waxaat kenn di ko mën a forcer musique bu ne kii saa su play bongoom bi ne lu neex rek yéen yëpp dañ ko dee fii laale waaw sax musique noonu la dee demee so fii mooy bees bi te foogoon naa jamono yooyu balaa ñun ak yéen yëpp
ñu fa nekkoon suñ ko téyoon kii jàppa fii kii jàppa fale suñ demoon tuuti ñii dinañ doon ñëw chance si di gën a génne fa gis nga fu ma stoppoon I was saying ne yëfi chain works la yaa ngi fi mention other countries. Now check it this way, the few times when Jamaica played on the World Cup, commentator dañ dee reggae boys. You have something they identify them with. Definitely. Their country exported them as this. They are known for something. Yes. Now, you know what I'm saying? Like, I think deep, like I'm a deep person. Like this, I'm on platforms, enough platforms in Gambia to talk about certain things. It's not Gambia. I'm not problem though. We don't have big problems as we think they are big. We don't have dialogue. Issues. Yes. I wanna meet the president and chat with him nicely. Like not about ENC. I don't even want you to know my name. Like I want to talk as a Gambian concerned about entertainment. Okay. This is my life. Okay. Because Yes. I know other people think the same way. Yes. I'm on chance. Dan fi wax benn wax boo xam ne ñor na ma torop waxoon naa li GRTS ma waxaat ko si biir artistes yi musique bi structure bu ñoo wax ni ba léegi foofu la ñoo ne fu mu jaar seen musique bi am identity fu mu jaar mu am couleur one Jamaica they call them what Reggae boys. Sénégal ñu ne ñoo moom mbala américain yi ñoo moom hip hop anglais ne ñoo moom soul Gambia lan ngeen moom Now, let me come there. Let me come there. Just Gambian music. No, do Afro Manding. Lan mooy tuuri Gambian music. Xanaa mbalax bi fu mu jógee fii la. Boy. Now let me tell you this. Xam nga when I say fii la jógee yow da nga tuuti pour di ko defense you know. No, I'm not gonna say I'm gonna defend that, but I'm making a point. Xaaral fu mu toll nii dafa am ku ko jël. Yes. Youssou Ndour jël na ko ba ñu ne mbala music Sénégal ki nga mbala Sénégal Gambia music seen musique bi lan la tontu leen. Baba explain this part to you. Gis nga su dee Youssou Ndour kese moo dee def mbala in Sénégal mbala du mës a am tour. Dañ dee am number of good products put together to represent one brand. Xam nga ñaata songs in Gambia moo fi am they share the same common vibe, the same sound. But you will never see any record label compile them together and say this is something we have from the Gambia. I'm coming. Listen to me. You don't. This is not music. Music is for people. You don't even get up and say music will lead to that and it's gonna go. No. Music, you keep doing your good work. The world accept that sound. Sound be feel juggy and people get to know. Bob Marley was not big in Jamaica first. Bob Marley was big outside Jamaica. Then Jamaicans welcome him back to Jamaica before reggae was made. You should know this in the 50s, in the 60s. I'm gonna know what I mean. I try to read about every culture of music. Now, just music ñoom Aliou dee def. Am nañ couple of artists ñu ko daan def fii. Pa Omar Jack and couple more. ñu dee sound that mbala. Seen mbala dafa utee Senegalese mbala. You don't even have to call that Gambian bala or something bala. Just keep doing this. But now, swing material, it don't have export. Brand, so among export, you cannot identify it. Among structure, among chain work, there is no connection to. No, I'm coming. I'm coming. Yes, you cannot call our music a We don't even need our music to be called Gambian music. Nigerians don't call that music Nigerian music. They call it Afrobeats, and it's not Nigerians that call it Afrobeats. It's Africans that call it Afrobeats. I don't know if you're getting my point. I mean, now, it's from outside and it's coming back. Now the point is that people within fee from this music writer, the melody maker, the producer, the DJ, the presenter, the music seller, the distributor. How many people Gambia? Company we distribute music. For example, Alu get a new tune, or ENC get a Nyambakawas. Company they go, hey, we want to sign this song from you. Fela Halis, you distribute this song. Amut Gambia, Musuta Am. Now, so the Amuna Gambia, they just a company good job, we are interested in this type of sound. If the artist see this sound is selling, they're going to do your sound because it's selling. Amut any music is direct to any sales spot in Gambia. Every artist low is from your own platform, Bob Bilal Saboba. So you cannot put the music together and call Bena name. Probably, I don't know if you've heard this before, but this coming from my heart. Like Damade research Torop, I've followed every artist in the Gambia. Just nga Maslabi, man fair na ticket dugas and show, but sona. Maslabi sunyo was breaker ma.
maa daa taxaw si stage bi nii taxaw aw maa ngi tuuti di enjoy masla bi. I'm telling you, damaa jógee Serekunda ma dem weekend break ma gis attend artist show. I followed every artist in the Gambia. We have good music, good musicians, but amuñ any sales point. léegi artiste fu ñu ko wér mooy ne nga def sa nga génne sa songs launch ko loo fa am sa weccit bi nga jël ko. amuñ any distribution company am like people don't look at music as business bi. loolu su amut music bi du dem. every artist loo am nga xam ne yaa ko créer sa bopp yaa ko am. now imagine am nañ distributors ñoom ne comme they are only scouting ban song moo gën a tey for example bii faa gën a anything there should be a company buy gender this song. You can buy a song for up to $5 million. dafa am distributor bu ko jël. You can sell a song. You can buy a song. ñaara copies war a mun a jaay. Buy ma Daniel, you can buy a song up to $5 million. It's benn song. For example, let me look in the camera again. For example, there's a company come it's a music selling company. Big Faa again and anything song, bam, big na. This company will buy that song from Big Faa. ñoom ñoo amee the rights to distribution, ñoom ñoo amee the copyright, ñoom ñoo ko jaay lu mu si am ñoo ko moom. But Faa yu lekk nga sa million, da ngay génne sa yeneen songs. beneen company mooy ñëw génn. léegi if the other artists are seeing ne lii moo nekk di jaay, lii moo nekk di sell, people are going to do that music. Now this is what you export together as our brand, and this is what the world is gonna buy. The world is gonna call our music a name. Mota right now you're gonna say Gambian music lila to that. We don't even want to have a name for it. We want to have enough good material. We're not going to represent. Trust me. Okay. But if anybody's out there and gonna utal swing music be tour, you're gonna keep searching for the rest of your life. Okay. Search for good music, put them together, you're gonna have a sound. Yeah. Okay, ENC, we'll come back to Lolo. So about identity. Do them friend because Kendula Ham is like a caller. Lan mo isa tech on this watan through Gambian music because like Nalen, ENC one above yo, luta Gambian music amo two. Wa ENC wax na la comme Cham comme ENC moom wax na wax bi yëpp comme lu mu wax noonu loolu la waaye lu ma leen wax xam nga ba léegi lu ma leen wax déggu leen dama leen ne Sénégal ñu ne ñoo moom mbalax Jamaica ñu ne ñoo moom reggae mooy musique bu ENC di def ok Aliou bu moo tega mbala Sénégal ñoo ko moom identity Sénégal la Aliou jëlul ko pour Gambia léegi hip hop bu ñoom jii dee def hip hop bu mu dee def Amérique ni ne ñoo ko moom Ndoye naka la ñuy tudda ji mu ngi def different music léegi kër gi gis nga musique ba SP nekk rek def xaaral kër gi anywhere in the world xaaral ma ñëw kër gi family fusion façon boobu no disrespect to them am ngeen good sound because lu tax ñu ñëw fii si structure leen ñëwee soo leen amee structure boobu yow yaa ngi afrobeat waaye ba léegi yaa ngi koy ne naaja beat waa léegi Cham uyu ma léegi Cham afrobeat is the name waa léegi le problème mooy waaw Cham masla bu ñu fi nekkee dañu utal tur waaw ñoom ban façon musique la gaa doon def ñu ne rap mbalax ñu ne rap mbalax waaw dancehall masla ban kaani musique la gaa daan def dancehall waaw bon Afrique ban kaani musique dancehall lañ daan di seen ñoom yëpp ñu ngi dem yooni Jamaica waaw léegi thank you very much xam nga ñun fekkuñ ko fi waaw moo tax ma ne ñun dañ am problème côté ñoo ñu tuur la ndëm ok moo tax gisuñu yoon bi xamuñ sax lu ñu ñoo def te ñooñu sax gis nga Born African si seen album one of their biggest album waaw ñooy génnee song bu tudd Cooli dafa bari boobu ban sound la loolu reggae gis nga am teel nañu comme Gambia am na gis nga how many people will go and identify a particular sound from gis nga dañoo ne kii reggae artist rek Jamaica la day def trust me all these artists they have a sound bam ne comme people don't even know this is a sound bam ne comme li is Gambia gis nga we have to take time to dig into our history gis nga ko nu history mi dee dig in people have to go dig into the music as well gis nga jële ba lu moo def gis nga ñoom taata lu ñoo def trust me gis nga bro bi sound bu moo tega ni this is rich it's not the role of the artist to compose this to make it a song, it's the producer funga am quick conglomerate all these things together, collect the instruments, the sound, you know what I'm saying, put them together, we're going to have a catalog. Now this is the point, but this guy, this structure soon they put in place, it have to be a mechanism we inspire or we trigger a thing, we have a collection of sound. Then dinga them be like dinga them got pick from Alpha Blondy, dinga them pick from Demba Conta. Trust me, dinga pick sounds. You have to come. Trust me, people are doing it still. It match. They doko give any other. ENC
big and serious fii nga jutoo am nga family Socé Joola Wolof yëpp si yow ban Gambian musician sa nijaay or papa ku la inspire anybody? No. Now the point. No, hold on. No, don't worry. I'm going to what dinañ ñëwaat. Because yéen li ma la bëggalaate Aliou mi mu ngi nii bu moo woy kan moo ko inspire du la wax kii man dama laa wax soo ko laay kan moo la inspire Gambia waaw man dama laa wax waaw ban Aliou kan moo la inspire ban Gambian art musicien before loolu before may wax kan moo ma inspire ma yokka si waxi ENC bi tuuti xam nga Gambia dañ am benn problème boo xam ne dañ ko lu ñu war a bàyyi xel la si suñu artistes yi nit kuy tukki doo xool fu mu dooree boo déggee ñu ne diw tukki da rek place la jëm always del bàyyi xel nit ki fan la moo eenee waaye bul jàppee ne te amee cuun dafay raam rek si raam la muy dëkka waaw bàyyi xel fu muy doxee ak fu muy dawee tey artistes yu bëri ñu ngi dooree si copie yeneen musique yi nit yi outside waaye tey xoolal ba façon musique la ñuy dox dëgg la tey bàyyi xel ba façon musique la ñuy dox reggae bu ñuy wax it came from the blues tey ENC mi doon def dancehall 100% dancehall 100% ba tey déglul musique am nga xool mu ngi am yeneen instrument yoo xam ne bokkut sa si dancehall mu ngi ko faa def but Gambian bi always first impression lañ dee xool and they don't care about the rest duñ xool ne sax amee tun développe na jógee na stage bi dem na stage bi audience yi fekk di bàyyi xel loolu duñ mus a réalise ne Gambian artistes yi ñu ngi create something loo xam ne bés bu génnee Gambian music na am identity by force léegi yaa ngi ñëw lu sawaay doon wax ñu fi nekkoon pour wat dëgga ñu fi nekkoon ok suñ jëloon this role ñu identify musique bi ñuy dem ok bëgg naa leen wax benn affaire suma gis-gis lu tax Jaliba Kuyateh musique am bi di dem ñaar la benn mu ngi laaka soose di play kora so bariwut competition in Sénégal lu tax amut because mbalaat bi nekkut fa yow Humanity Star lu tax sa musique is in a deep competition because yow soo wéyee dañoo compare sa rythme bi yépp dañ koy compare Pape Diouf ñu compare ko Youssou Ndour ñu compare ko Wally Seck ñu compare ko Thione Seck so yow yaa ngi in a deep competition by culture by concept by sa head because olof nga understand nga di nga compete loolu yëpp da nga compete the whole from fii rek di dem ba Dakar yaa ngi compete a ñëw ENC su woyee reggae dancehall su si boolee tuuti Gambian lifin ni dina balance mu des fii su ko defee reggae dans trop too much he's gonna be in competition with Mobado Biggie Signal ak ñooñu last episode bi wax naa ko gaay ne su sis la war a jógee Jamaica muy dem Dakar ne dafay woy mbalax they will laugh at him dina nekk woykat waaye du dem understand nga jël Wally Seck ne ko demal Jamaica pour mun play reggae ak dancehall ñu ñoom ENC di dem di same thing la fu mu jaar nga def sa africanisme dia sa culture bi foofu so lii bokk na si loo xam ne Gambia is small ñu si middle bi comme ni ngeen ko waxee dañu war a jàppalante ñu supportante ñuy dem su dul loolu dis lu ma wax ni dafay nekk a big problème ba dog ma la Maslow time boobu daf daan even dem Dakar mu bees foofu tuuti di toppa ñoom Youssou Ndour di ñëw ak so on so da ngaa gis ne in another way comme ku nekk xam na sa problème ak sa lu tax nga soona lu tax mun loo continuer barki dem ba Njaay laa xool Youssou Ndour si télé mu ne moom Mbaye Gueye Faye bu ñëw Dakar Mbaye Gueye Faye moo ko doon wax bu ñëw Gambia dañ ñëw ñu dal si néeg boo xam ne néeg bi amul rideau amul dara just néeg la nii rek xoolal lu ñoo lal bi loolu lañ jënd bersit bi leen jël ñu def ko rideau
ñu def ko rideau parenté ñu lan si ak seen benn baag noonu lañ ñëwee fii ñu dunda fii pour ut barke musique bi di jël coonam bi di demee noonu fii ñeena musiciens yi dañoo ñëw comme yow wax nga ko fii ñu génne benn track 2 track they go hype ñu ne ñoo si nekk